jaa ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fës projet de loi bi jëm nag ci coppi code électoral bi ak it xoolaat charte réew mi Abdoulaye Wilane mi ngi sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu jiital ay waxtaan ngir moytu fitna moom porte parole bu parti socialiste di sàkku li ni mel ci système de parrainage bi tolluwaay réew mi ci wàllu politique ñu gis mbiccoog mbaalo gi loolu nag tax na ba ki nga xamante ne nekkoon na fi jëwriñ di Pape Diouf fare nag ci mouvance présidentielle di sàkku moom it ci njiitu réew mi Macky Sall mu daal di rek kon lal ay waxtaan ngir nag réew mi génn ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii toll na ci wàllug politique lenn nag moom ñu ngi koy ñaawlu muy nag camionneurs yi di dawalkatu camions yi gannaaw nag article boobee nga xamante ne duppee nañ ko règlement 14 bu UEMOA jëm nag ci xool tolluwaayu camions yi la ñuy yàpp maanaam ñu daal war koo peser fële ci Afrique pesage Sénégal ñu war ko faa peese loolu nag kon indi na coow lu rëy ci dawalkatu camions yi ndax ñoom ña ngay ŋàññi boobee règlement nee nañ ak lu mu ca mën a doon war nañu jiital waxtaan bëre bi jeex na naam diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux waaye nag coow li jeexagul ñi nga xamante ne ay analyste la ñoom la ñu jàpp rek mooy faw clarification maanaam jël la ñu soxla loolee faw mu amaat moom moomee nag di gaynde Géejawaay ñu ne mën naa dékkuwaat Modou Lo bu jëmee nag ci Tigre de Fass moom mën naa tàllal loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbër yu ndaw yi mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës nag bokk na ci kàddu yi tukkee ci Abdoulaye Wilane mi nga xamante ne nag moom moo yore kàddu parti socialiste moom nag àdduna nag ci projet de loi bi nga xamante ni jëm na ci soppi code électoral bi naka noonu it ñu war a rek kon xoolaat charte réew mi moom mi ngi sàkku rek ci njiitu réew mi Macky Sall mu daal di nag jiital ay waxtaan ngir nag mën a moytandiku fitna moom parti socialiste ki yore kàddu gi ba tey di wax ne nag waxtaan woowu sax lay sàkku ñu daal di koy amal laata nag ñuy jëmmal loole nga xamante ne nii gën nañ ko xam ci système de parrainage ñu daal di nag dem ba fële ca Rufisque ak nañu ko nemmee ko waxoon naa ko léegi ci ponk yi muy dawalkatu camion yi ñoom nag ña ngay ŋàññi rek li nga xamante ni moom mooy règlement 14 bu UEMOA règlement boobee nag wax ne dañu war a xool li camion yi di yàpp maanaam ñu peser ko fële nga xamante ni moom mooy Afrique pesage Sénégal ñoom nag ña ngi ŋàññi boobee règlement ndax nee nañ lu mu ca mën a doon war nañu jiital ay waxtaan ndax loolee bari na lu mu leen gàllankoor ci Rufisque nag amaloon nañ fa ndaje mu yaatu Ousseynou Thiam. naaw ba ñu dajaloo nag ci benn collectif ñi nga xam ne ni ñoom ñooy transporteuru camions yi nag di ñaawlu nag tarif yi ñu jàpp ne seer na lool ci lii di passage à l'essier nga xam ne nii Afrique pesage moom moo ko yoree ñoom nag jàpp nañ ne application lii di règlement 14 bu UEMOA nag du def rek lu dul na saxal lii di koom-koomu Sénégal waaye tamit yóbbu ci ndóol ñooñu di camionneurs yi lu ni mel nag moom moo tax ba ñu jël dogal banque seeni loxo. li ñu fi indi tey mooy jàllale sunu ñaxtu. suñu naqar ci loo xam ne danañu koo teg te mënatuñu koo xam ne nag am nga sa alal di chargé di opérateur di liggéey dem ba la nga xam ne dañ la koo teg te mënatoo sañ ngaa taxaw ñëwuñu fi nag ngir mouvement de grève ñëwuñu fi ngir toj ñëwuñu fi ngir yàq ñëwuñu fi ngir bloquer benn pomme bascule dañoo ñëw ngir suñu oto yi ñu moom te nga xam ne am nañ droit ak ñi ñu ko bokkal ci chargement yi ñu yor. te xam ne bu ñu jàllee ci pesage bi danañ fay loo xam ne nii mënuwul moo nu fi tax a ñëw. ci kàddu yooyu camionneur xam ne dañoo mer ba futt nag nee nañ Sénégal rek moom mooy appliquer règlement 14 boobu ci juróom-ñetti dëkk yi nga xam ne nii ñoom ñoo composé lii di UEMOA. ñu ngi lancé un appel solennel à l'État du Sénégal pour ñu mën a ñëw toog ñu mën a discuter ci règlement 14 bi. bu ñu d'accordee mu jàll. kilo ceeb dana yokk diwlin dana yokk suukar dana yokk. ndax transport bokk na ciment dana yokk ndax transport bokk na ci li nga xam ne c'est un levier de développement économique. ñëwoon nag jàppale si yooyu camionneur syndicaliste bi di Alassane Ndoye jàpp ne ne ñoom seen xeex boobu lu légitime la. nit soo koy demal mu lay yónni da nga koy laaj lu mu mën ak lu mu mënul mais bu ñu demee ñoom li leen arrangé rek la ñuy wax lu ñuy wax lu arrangé nit ñi loolu moo tax nag tey mënatuñoo dem
ñu taxaw c'est tout bu leen bouger te problème bi réglé wul. yooyu camionneur nag bëgg lii di règlement 14 bu UEMOA boobu ñu dakkal ko nag fexe nag ba toog waxtaanaat ngir nag seen jafe-jafe yooyu nga xam ne ni moom lañ nekkee ci fay lu cher ci lii di pesage yi ñu weesu ko. projet de loi bi jëm nag ci soppi code électoral bi xoolaat charte réew mi Abdoulaye Wilane nag mi ngi sàkku ci njiiti réew mi Macky Sall mu jiital ay waxtaan laata nag ñuy jëmmal loole ndax mën a moytandiku fitna moom ki yore kaddu parti socialiste mu teg ci ni waxtaan woowu tamit war nañ ko amal rek laata ñuy def loolee nga xamante ni moom mooy système de parrainage kaddu yi nag mi ngi ko yëkkati moom Abdoulaye Wilane ak suñuy naataango yu AZ Actu ñu teewlu ko. moom ji nga xam ne ñu ngi waaj a dem assemblée pour soppar ñi ci càkkutéefu gouvernement bi constitution bi ak code électoral bi fexe ba conditions yi daan tax candidat indépendant recevable yem maintenant ak conditions yi nga xam ne ni mooy tax candidature bu parti politique ou coalition de parti tabb ñi yem waay maa ngi ñaan Sénégal bii nga xam ne ca jamonoy Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba fa tey kenn ku ne ak lam mënoon a ne ci jamonoom ñu ne Sénégal réewu dialogue la te saa suñu dialogue rek àgg nañ foo xam ne nii Sénégal dafay siggi ñu ngi ñaan président di ko yelwaan na sax ci sàkku jàmmam ci sàkku diisoo sottante xalaat ñu laante biir fàttaliku ne Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum ma ca Barzak di ko jooytu noppeeguñu neewoon na Sénégal dëgmal na loo xam ne faaw ñu sangu ko ci laante biir ak maslaa suñu ko sangul ci laante biir ak maslaa daañu ko sang ci deret waaye ñi nga xam ne ñu ngi ne ngéej am lu leen layloo pour ñu am 23 juin pëccixoo su amee ba bal perdu mbala nit loru ca te ñu mën koo moytu te niñ koy moytu du lenn lu may dialogue pourquoi mënuñoo fexe ba kilifa diine kilifa aada ak nit ñu maandu ñu ñëpp wekk sóob seen loxo ci waxtaan woo xam ne nii diirub benn semaine ñaari semaine gën ngaa sori weer dinañu mën a mànkoo ci li mën a ne déggoo ci li mënta ne li ñuy bàyyi tekk fële ñu soppar ñi parité bi fexe xam nees koy defee ñan ñooy bokk ci commission bi ñan ñooy wàññi su fekkente ne nañ matul wala am na lu ci manqué naka nga koy dabaatale wala suñ la daanee naka ngay defee d'appel loolu mën nañ ko daggoo. kii itam sàkku lay dal rek ci langue politique gi nekkoon na fi jëwrin muy Pape Diouf jiite it parti bu fare kon ci nguur gi muy mouvement démocratique section ca Bambey amaloon nañ fa ndaje mu yaatu moom moomee nag di Pape Diouf mi ngi sàkku rek ci ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall mu daal di nag ànd akub dalal langue politique bi waxtaan ak ñoom ndax fitna lay bañ bu ñu fàttalikoo sax la nga xamante ne xewoon na ca jamonoy Abdoulaye Wade ñu teewlu Babacar Diouf lañ ci àndal ak Ndonga Ndiaye. bokk gi ñu bokk ci mouvance présidentielle teewut ñu duut baaram fi nga xam ne moom mooy métti ci réew mi Pape Diouf ak ay farandoom ñoom nee nañ fi mu nekk ni situation bi doy na waar trop ci Sénégal. il faut muy waxtaan parce que tëjal fii tijjil fii dóorale fii saaga loolu du réglé problème bu Sénégal te réew mi waxoon du réew mi waaye àdduna ci bopp jaxasoo ko xam nit ñi war nañoo dalal seen xol nit ñi war nañoo ànd ak dal. kenn du mën a régler problème bi dóorante ak saagante ak tëjee ak tijji yàgg naa koy wax nag commencé wu ma ko tey président Wade 2007 la xaw bi ma recevoir ci temps boobu coow li bari dama ko ne président Sénégal mënoo ko ne di ko liggéey li nga yéene nga def ko te jàmm am la am nit ñi waxal na ko position déglu ko gis nga la ca topp loolu laay waxaat tey nag président Macky Sall que nañu teg coow yi ci bari ci suuf ñu waxtaan suñu gis anti sénégalais. assemblée générale bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi ñoo ko doon amal woon nañ kii fi nekkoon jëwriñ bi yore lépp lu jëm ci wàllu ndox mu xoolaat bu baax natt diggante bi nga xam ne moom la ànd ak président Macky Sall ak léegi li ma ko jural. ànd bu nekk dafay laaj léeg-léeg nga taxaw seet fi ngeen jaar parce que juróom-benn at a ngi nii ñu ne ci coalition Benno Bokk Yaakaar laaj na nag mu taxaw bala dara jotaat présidentielle bi ñëw wala élection locale bi ñëw mu seet ànd boobu. lan moo ci rëpp lan moo ci baax ñu seet ko defee ñu gën a dëgëral parce que nit ñi tant que ñu ngi ànd te duñu waxante seen biir waxante rëq-rëq yi am yaakaar naa ne ànd boobu mën a ma firndeel fii rek ku nekk am na naqari téye ko ëllëg si biir monsieur Bada dina ko seetaan léegi la ñu koy wax il faut nu waxante seet li nga xam ne taxaw ñu dindi ko li jub ñu dëgëral ko defee ànd mën a nekk ànd ak gor ak ànd bi. bilan boobu sax ñoom nee nañ dinañ ko tàmbali ci fan yu néew bu ñu commencé defar li nga xamante ni moom mooy kuréelu seen parti bii nga xam ne taxawal nañ ko ci biir Sénégal.
ca daara mouvement bu bees nag juddu na fa dem lañu ko duppee ñu ne nag lañ ca jublu rek mooy fexe nag ba Jolof gën a suqaliku Idrissa Samb mi nga xamante ni nag moom mooy coordonnateur ba fas na yéen rek samp ndëndëm ci woteeg gox-goxaan yi di ñëw ngir nag daara ni ñu ko waxee rek am xar kanam bu mucc ayib ñu teewlu ko moom Idrissa Samb ci micro Modou Mbaye. maa ngi naan waa Jolof li may ñaan moo ñu ne li waaj a waxoon ne góor gi yéex nañ cee jot ñi de yéex nañoo jot ci ñoom looloo tax ñi créé suñu mouvement le Jolof en marche mi nga xamante ne incha allah bëgg na bokk ci ñi nga xamante ne ëllëg dina bokk ci ñiy décider ci dëkk bi di wax di nas ak a nocci ndax ku ne xam na ne dëkk bi li fi dox barewul kon nag amuñu prétention que ñun ay messi la ñu doon ñooy ñëw rek dindi li fi nekkoon lépp def ko fi waaye gëm naa ne li ñu naan ku la dig ndékki bu ne la di nga añ war nga koo gëm ñun li ñu am a kës néew nee naa ne amuñuy milliards amuñuy millions waaye 1000 yi ñu am a kës néew ñi ngi koy bokk ak ay doomu Jolof te ñi ma wër ñëpp loolu moo leen animé loolu moo tax bi ñu toogee xalaat xam ne foo fekkee kuy yàq waxoo ca da ngaa bokk ca ñuy yàq loolu tax ñi créé suñu mouvement bi tudd dem bokk ci ñi nga war a xamante ni ëllëg xar xanamu daara bii nga xamante ni wax dëgg yàlla fu waay toll di ko ñaawlu ci domaine yëpp ñi ñëw defaraat ko ba mu gën a jekk-jekkal ba nekk jànq boo xamante ni comme ni ma ko waxee ñëpp a ngi daw wutal si ko moo xam jànq boo xam ñun ñoo koy épouser defar ko ba mu rafetaat. ñu dem ba commune bu Diana nag ma nga nekk ca diwaanu Ndar Géej foofe nag ñu gis ni daal njàng ma nga fay sooxe li ko waral ñu ne njàngum gone yu jigéen ñi sax mooy gën a jànkonteel ay jafe-jafe ndax bari na ci ay gone yoo xamante ne nii ñoom dañuy teel a bàyyi école boo demee fa ñu naan Ngourane 1 ak Ngourane 2 xale yu jigéen ñi nag ñoom ay kilomètres yu baree bari la ñuy dox ngir wutali nag benn collège ba nga xamante ne moom moo nekk ca diwaan ba loolee yépp nag lañ bëgg mu dakk moo waral nag ndaw ña taxaw ngir xeex ko fa dañ ci ànd ak Ousseynou Diop Habib Seck. Ngourane 1 ak Ngourane 2 dëkk la yu nekk ci commune bu Diama ci région bu Saint-Louis fii nag askan wi nga xamante ni ñoo fi yeewoo nee nañu lu jëm ci wàllu njàng mi dafa tàggatémbe ndaxte lu ci bare élèves yi rawatina ci jigéen ñi bu ñu jàngee ba dem ci wàllu CM bi dañuy bàyyi tax nag ñu ñaan wàllu ñii di état bi. le problème par exemple du mariage précoce dañuy gis ay xale yu jigéen ñoo xamante ni dañuy teel a bàyyi jàng ngir dugg ci affaire mariage te loolu c'est un problème boo xamante ni association tey des jeunes de Ngad daf koy déplorer. donc ci loolu la ñuy lancer benn appel à toute la jeunesse du village à toute la jeunesse bi nga xamante ni ñu ngi jóge fii di dem feneen di wut liggéey teel a bàyyi jàng ñu ngi leen di conseiller pour ñuy des ci jàng bi. directeur école bu Ngad nekk ci commune bu Diama xam le ni fii téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay élèves ñu ngi fi waaye nag xale yi bu ñu demee ci CM bi ñu ci bare dañuy bàyyi njàng mi ndaxte sore bi nga xamante ni l'école bi sore na ko. seen parents yi dañoo amul moyen te itamit boo xoolee CM bi daf leen xaw a sore des fois dañuy def 3 kilomètres à l'aller et 3 kilomètres au retour mu nekk 6 kilomètres yoo xamante ni dañ koy dox di dem finalement bu ñu ñëwee du ñu mën a tal njàng mi ñu bëri des fois du ñu am moyen ba finalement dañuy décourager ba tax ñoom ñuy bàyyi njàng mi daal. beneen jafe-jafe waa Ngad di ko dund jëm ci wàllu yoon bi ak li nga xamante ni moo jëm ci wàllu tali bi. ku ne xam na ni fii dafa am distance bu xaw a sori tuuti fii ak lycée ak collège Maka Diama ku nekk xam na ni élève bu amul courant du mën a jàng donc si loolu la ñuy profiter di wax état bi surtout le président de la République pour mu jàppale ñu ci loolu noonu. ci Ngourane 1 Ngourane 2 ñi la xale yi doon amalee seen ay journée culturelle élèves yi wane seen i mënin jëm ci wàllu taarix fii nag xale yi ñu ngi ñaan ñu gën leen a jàppale ngir njàng mi mën a jëm ci kanam. ñu yegg ba université Alioune Diop bu Bambey étudiant bu ne ak sànkeem bu ñu nàndal fexe nañu nag ba ñu amal ko ca daara jooje loole nag ci ndimbalug programme bi nga xamante ne nii moom mooy xeex sibbiru lu toll ci 5 junni ci sànke jagleel na ko daara jooje professeur Lamine Gueye directeur ba rafetlu na ko bu baax a baax ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mohamed Diop. bu ñu joxee 5 junni moustiquaire ça veut dire que personnel bu nekk am nga fi mu ne moustiquaire pour moytu. feebar bu bon boobu ñuy wax sibbiru leneen li mooy boo ñëwee université étudiants yi surtout ngay permettre ñu am seen moustiquaire te loolu dafa am solo parce que étudiants yi ndaw lañ te ndaw moo yor réew surtout ndaw boo xam ne dafa décider former wu am xam-xam pour contribuer ci développement réew mi dañu war di aar seen wér-gu-yaram loolu directeur du CROUS bi taxaw ci loolu lay liggéey ndax moo yor œuvre sociale ñun ñi ñëpp ñoo ci war a liggéey mais aussi dañuy wax ne étudiant ci ndaw ñi gën a góorgóorlu ba la bokk parce que boo jëlee téeméeri élèves yu nekk terminal
fanweer ak juróom ñooy am baccalauréat kon nag ñi fexe ba am baccalauréat ba dugg fii ndaw ñu jara encadré la ndaw ñu jara kañ lañ ndaw ñu jara jàppale lañ jox leen moustiquaire nag jàppale ba gën la parce que ñaanuñu ko yàlla mais étudiant bu préparer sa examen wala nga préparer say devoir ci guddi ga sibbiru jàpp la xam nañ ne bu moytuwul doo réussir devoir boobu. ñu àddu ci leneen muy nag lu ñu seetlu ci Sénégal at bu ne ñu ne nag ji dencante gi daal bari na ñuy tàggoo boo koy xool at mu ne kenn mënu koo sax xayma ndax ñetti sëy yoo jël ñaar yi kon daal di nañuy mujj ci tàggoo loole nag le rassemblement islamique bu Sénégal bëgg a xeex moo waral nag ñu amal ab ndaje ci wàllu woowee benn ponk nag jàpp nañ ni bokk na ci li ko sabab lu ca mel ne mooy gi ñuy nemmeeku dañ ci ànd ak Cheikh Diop Diafara Ba. at bu jot fii ci réew bu Sénégal ñu nemmeeku sëy yu tas yi day gën a bari loolee tax nag rassemblement islamique bu Sénégal bëgg ci indi ay ndimbal. gis jafe-jafe yi am ci askan bi bu dañu war a waxtaanee naka la ñuy def ba tey li nga xam ne moom mooy wàllu sëy yu tas dina wàññeeku wàllu li nga xam ne moom mooy ànd ñaari way dencante yi dina gën a rafet. bu ñu sukkandikoo ci sociologue bi nga xam ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu wi moom Fatou Bintou Diall di xam le ni yenn saay ñeneen ñu bokkul ci sëy bi dañ ciy dugg. ñi koy tas daal ci njaboot gi la ndaxte léegi boo ko déggee ñu ne sëy ne couple maanaam mooy ñaar ñun nag suñu couple fii Sénégal le couple est social maanaam ñaar ñoo xam ne la dañoo bare lu tax mu bare mooy ku góor ki dafa ànd ak njabootam ànd ak papaam ak yaayam ak ay magam ak rakkam ku jigéen ki ànd ak papaam ak yaayam ak ay magam ak ay xaritam léegi ñoom ñaar soo leen boolee ne leen dem leen ku nekk bu ñëwee toog dawale xelam xelu ñeneen ñi liñ koy wax ku nekk dañ lay bëgg jàngal nii ngay def lii ngay wax laaj ko lii fi ngay dem fi ngay toog finalement jigéen bi yow xamoo kan nga sëyal. L'infidélité bokk na ci li nga xam ne moom mooy gën a tax yile sëy di tas. li koy andi bokk na ci li nga xam ne mooy li ñuy wax wàllu ñàkk toppatoo mooy défaut d'entretien wala nga xam ne li ñu naan infidélité wala nga xam ne yeneen la. rassemblement islamique bu Sénégal jamono yi taxaw temb ngir wër ci fukki région ak ñeent yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tund bu Sénégal daal di cadré waat li nga xam ne moom moo di famille yi ba tax divorce yi lee doon lu ñuy fàttaliku. ñu yegg ba Kaolack ak ñaari chambre de commerce yi muy bu Kaolack ak Conakry ñoom nag joxante nañu loxo daal ngir liggéey luy jëmale kon seen chambre de commerce yooyu ca kanam njiit ya nag ñoom am na loo xamante ne nag jot nañu ko xaatim sax chambre de commerce nag bu Guinée moom fas yéene rek sukkandiku ci bu Kaolack ndax jàpp na ne nag ma ngay liggéey bu am solo Ibrahima Diame. noonu la kon lañu xaatimee partenariat bi dox diggante chambre de commerce bu Conakry ak chambre de commerce bu Kaolack liñ ci jublu moo di gën a suqali koom-koom diggante ñaari ville yooyu le président chambre de commerce bu Conakry di Mamadou Baldé moo ànd ak délégation bu takku ñëw nag pour inspiré wu ci li nga xamante ni moom la chambre de commerce bu Kaolack di doxal. La motivation de cette signature de protocole c'est une motivation assez variée et d'une grande importance. Comme l'a dit tout de suite le président, c'est une volonté de développer le développement de voisinage. Président chambre de commerce bu Kaolack nag di Serigne Bopp daal di rafetlu moom itam lëkkaloo boobule mu jàpp ne du leneen lu dul gën a taxal lëkkaloo ci wàllu koom-koom diggante ñaari réew yi. Sénégal moo ëpp lu mu ci gagné waxuma la bul ëpp lu mu ci gagné Sénégal gis nga fii tubaab bi ñu fi nekkee dañoo jëloon Sénégal def ko capitale de l'AOF capitale de l'AOF mooy à partir d'ici fi ñu doon gérer lépp tey jii ñoom ñëpp ba léegi la plupart des marchandises yuy dem Gambie yuy dem Guinée day jaar port Dakar am nañ essence Sénégal mooy ki nga xam ne nii moo war a jóg xeex bu ñee doon bañ sax di tëj seeni frontière Sénégal moo war a ñëw ubbil boppam ni dugg leen fu leen neex ñëw leen fu leen neex ñëw leen ñu liggéey ñëw leen usines yi dem fii man pour man Sénégal moo ci ëpp intérêt comme mën a doon. délégation bu Guinée nag daal dinay dellu dëkkam ak mbégte bu rëy a rëy te bu mu sañoon daal bu yegg Guinée daal di doxal li nga xamante ni moom la chambre de commerce bu Kaolack di doxal.
gannaaw Kaolack Sobulbe ma nga nekk nag ca Médina Yoro Fula foofe nag dëkk diine la ñu fa nemmeeku ay jafe-jafe yu fa yàgg la lu ci mel ni ñàkkum ndox mu sell ñàkkub courant poste de santé naka noonu askan wa nag sonn na lool moo waral sax seen i jafe-jafe jot nañu ko yeggee jëwriñ ji nga xamante ni teewoon na fa muy Abdoulaye Bibi Baldé dañ ciy ànd ak Abdoulaye Diallo. askan di yeewoo ca Sobulde di ab dëkku diine bu département bu Médina Yoro Fula ñooy jooy wàllu ndox mu sell wàllu courant affaire kër docteur ak dara moderne ñoo ngi fësalaat seen yi jafe-jafe ca seeni gàmmu annuel. électricité amuñu ko amuñu réseau téléphonique amuñu ndox bu sell parce que ndox forage baa ngi fii mais y a pas d'adduction d'eau dans le village et Sobulde doit avoir un poste de santé. dañu bëgg tamit nguur gi jàppale ñu. Sobulde kër diine la bi nga xam ne kër diine yu bëri ku ci rootul root na ci ki root fii nous demandons au président Macky Sall de faire face à nous. boobu xew-xew diine bi dalal ay jullit yi bàyyi ko fu ne ci réew mi ak ci réew yi ñu dendal moo dalal it Abdoulaye Bibi Baldé di jëwriñ ji ñu denk wàllu information communication ak économie numérique te mu teewaloon fa nguurum Sénégal noonee la fa ñaax mboolem njiitu diine yu bët saalum réew mi ndax ñu bay xel bu baax a baax ci yeneen façon l'islam yi ñuy indil te mu uute ak l'islam bi ñu xam. nañu gën a aussi ñaax taalibe yi ñaax nit ñi pour ñu bàyyi xel ci suñu diina bi ñu gën a farlu ci diina bi mais surtout ñu que dara mun leen perturber ci wàllu ñu li ñuy wax woowee extrémisme wala diine bu bees wala moo xam fu mu jóge ñun diina bu ñu xam mooy suñu maam yi moo xam Thierno Mamadou Lamine Zoubayrou moo xam Thierno Baba Diallo moo xam waa Medina Gounass waa Thiénaba waa Touba donc diine yooyu la ñu xam confrérie yooyu dafa méngoo ak suñu gis-gis ci diine bi donc loolu dañ ko war a sàmm di ko dooleel loolu la ñu gëm. aji jullit yi fa teewe woon jot nañ faa jàng alxuraan bi ay yoon yu bare te ñu amal ay ñaan ngir jàmm réew mi ak nawet bi ñu dëgmal doon nawet bu naat. jaajëfal ko bu baax Abdoulaye Diallo kon combat bi jeex na diggante Modou Lo ak Gris Bordeaux waaye ba nëgëni nag diggante may jéggalu Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux waaye ba nëgëni nag kon coow li mi ngi fi moo tax sax analyse yi nag faw clarification am maanaam ñu tëggaat nag boobee combat ndax amateurs yi jël lañu soxla moom gayndeb géejawaay bi nag ñu ne mën naa dékkuwaat Modou Lo bu dee nag Gris Bordeaux mën naa tàllal loxo mbër yu ndaw yi Habib Faye. askan wi di wéy di waxtaane làmb ji Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux boobu de làmb de naam guddoon na trop la ko waral bokk na ci pexe ya ñaari mbër yi laloon ñoom ñi nga xam ne ci ab jël la ñu jóge muy Balla Gaye muy Gris Bordeaux kenn bëggu ci woon ñàkk Balla dafa tegalee ñaari défaite toog 3 ans bëréwul war a marqué retouram kon am na lu nga xam ne du ko def ci biir làmb ji ay combat Balla Gaye 2 du yàgg mais démb dafa daje woon ak mbër moo xam ne muy Gris Bordeaux waa Fass yan ko mbër moo xam ne sur le plan physique li mu andi démb dafa jaaxal waa Sénégal. ña naan Balla Gaye 2 jamono ji nekkut ci forme ña xarañ ci làmb ne déedéet waaye la ñuy bëgg moo di ñu gën a leeral bile làmb. xool Balla Gaye bi bëre contre Eumeu Sène ak Balla Gaye bi bëre contre Bombardier boo la xoolee seen ñaari photo nga xam ne changé na bu baax a baax sur le plan morphologique sur le plan physique te mbër moo xam ne su nekkee il ne tenait pas physiquement du bëre 40 minutes. waaw la clarification war na mën a am parce que démb on est resté sur notre faim dans les 15 dernières minutes Balla dafa réservé wu. beneen combat doomu Double Less bi ñoom ñi bii lañ ci bëgg. Balla Gaye Modou Lo loolu combat la Gris Bordeaux Boy Niang combat la donc combat yi bëri na en tout cas. combat revanche Modou Lo je pense que dafa jot sénégalais yi ñoo ko soxla amateurs yi soxla ko Modou Lo nag am na fu mu teg botam mais yaakaar naa seen revanche dafa jot kii di Gris Bordeaux yaakaar naa nouvelle génération bi tam waru leen bañ kii di Ama Baldé je pense que un Gris Bordeaux Ama Baldé combat bu neex la un Gris Bordeaux Boy Niang de combat bu neex la. Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux gannaaw ba ñu jàmmaarloowee ba noppi ku ci ne ci ñoom war nga ibbi say bunt ngir tàllal loxo ndaw ñiy yegsi ngir ñu mën a laale waaye ku nekk ci ñoom leader nga ca fa nga ne.
gannaaw lamb ñu àddu ci football ak ay portier di ay gardien de but yoo xamante ne nii ñoom jot nañu leen tàggat seen lim nag toll na ci téeméeri portier yoo xamante ne kon tàggat nañu leen loolee ci ndimbaluk ab gardien international di doomi Guinée Bissau Babao ak kenn koo xamante ne formateur la moom it di tàggat ñooñee nekkoon it gardien ci Espagne moom ñoo daal di kon dimbali kon ñooñee nga xamante ne ñoom ñooy gardien de but ngir nag bu ëllëgee tamit ñu mën a continuer seenu tàggatu ndax la ñu namm ca ñoom rek mooy ñu daal di nekk nag ay gardien yu mag a mag dañ ci ànd ak Pape Fara ñi ngi Thierno Laurent Mendy. lu tolloog téeméer ci ay góol ci place bu BCEAO gannaaw ba nga xam ne nag def nañu lii di échauffement yi ñu jàll nag ci li nga xam ne moo nekk entraînement yi dëgg. Bissau bii di Babao ànd ak José Segura nekk koo xam ne day jàngal góol naka noonu doon góolu ci équipe nationale bu Espagne di tàggat ñi nga xam ne ñoo nekk ndaw yi. booy li ñu mën a jàng du ma ni bari na mais différence bu ñu dee xool ñuy góolu fii ci Afrique ak ñuy góolu Europe génne góol Afrique dina metti lu tax ndax dafa am affaire yu ndaw yoo xam ne nii loolu mooy différence su góolu Afrique ak góolu Europe moo tax boo ñëwee fii ba xool ko wala yàlla def ngay góolu fii ba dem Europe ña nekk Europe lañ lay jàngal lu njëkk loolu lay doon yow boo xoolee ba xalaataat di nga ni ñi wax nañu dëgg lii moo taxoon ma doon def erreur yu bari li moo taxoon mënu ma woon yegg ci lii li moo taxoon lii te maa yegg donc loolu bu yàlla defee erreur yooyu nga xam ko di bañ a def erreur yu bari donc loolu mën na la jàppale. tàggatu bi nag ñëw ci waxtoom loolu di kàddu yi Kaana Fall nga xam ne ay at mu ngi nii yor centre de formation buy jàngal xale yu góor. préparation bi lii dafa baax Sénégal quoi par des fois tubaab yi ñëw fii invité gardien yi xool suñu góor yi fu ñu toll ak fu ñu toll quoi parce que bon comme man formateur de gardien de but là bon Sénégal maa fi njëkk ubbi centre de formation su amee genre stage yu mel nii damay jéem a indi sama boy yi après ma isolé wu ñu xool thème tubaab bi ak suñu thème ñun différence bi lan la. parce que ak préparateur physique bi donc mu ngi ñu doon aidé di defar suñu xol ak assise nooy taxawee donc boo amee un contre un ñu ngi ko doon def léegi donc am na solo trop franchement. ak commencement bi moom ñu kontaan na ci mais travail bi moom baax na. stage bi nag dina mën a tax ñu ràññee ci yenn yu gone bu ko defee seen gént ñu mun ko yeggale ci Europe maanaam góolu fa. dinañ ci détecté ay gars mais nag du man maay kii jël mooy José moo ñëw pour xool leen ku mu ci gis ba mu doy ko rek man dina ma doy. ñaar jàpp ñetti fan ndaw yi nag dinañ leen tàggat bu baax a baax ci technique yoo xam ne yu bees la ñuy entraîné ci diwaanu Europe. bu ko defee ñu gën a mën a yokk seen xam-xam yokk tamit seen xarañte. sant ko gërëm ko Pape Fara ñi ngi yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñi leen di ñaanal kenn daluk jàmm te di ko sàkku ci yéen.